jaajëf Aba Diatta bi la jotaay xibaar yenn say ponk dañu koy jukki fas yéene ko waxtaanee ànd ak El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. bu baax maam. ñu fas yéene si ànd yi tax ki nga xam ne mooy l'incontournable le pertinent Mamadou Fofana xam nga yooyu la dafay bëgg ko kay bàkk ayca ñu fas yéene ko door sa jam ñaajo ñaxtuk askan way yeewoo sa jam ñaajo sud extension ñoom nee nañ seen dëkkuwaay jamono jiite dafa mel ni dañu leen fàtte ci réew mi wala kenn boolewu leen si ndax bëri na ay jafe-jafe yi nga xam ne ni ñu ngi koy jànkonteel te ba fii France daal di xëddeen lampi mbedd du tàkk timis ñu xuusik lëndëm amuñu bërëb bu fejukaay ay l'école waxi noppi ba noppi it ñàkkum ndox ma nga xam ne moom la ñu jànkoonteel tax na ñu dëkk xëccum maanaam xëccu ay baagi teen ñu ànd see Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. mu di ñàkkub réseau assainissement ndox éclairage public amul dara ci l'école wala sax poste de santé ñi dëkkee ci Diamniadio Sud extension biral ci place publique bi jafe-jafe ya ñuy dundee. bu nawet jotee dañuy sonn duñu am fu ñu jaar pour génn dem marché suñu dañ leen di teg ci kër yi ba taw bi sébét ba ban bi fendi ñu doog am fu ñu jaar dem. ñu gis ne fii lamp yaa ngi ngeen gis poto lamp yaa ngi benn bis tàkk guddi mu nekk kon donc fi nga xam ne bu guddee samba booy maanaam seen affaire day baax. gannaaw wooteeg wàllu lu bëri yoon yu ñu yëkkati jëmale ci kilifa yeleen njaboote ñoom ñooñee dëkkee ci Diamniadio Sud extension maire bu Fuuta di bëral nag ay sàkkuteef. mooy ne fii poto yi dañuy dëng parce que suuf si dafa nooy ñu jàpp ne suuf soosu nooy bu poto yi dëngee bu nee jotee bu poto bi tëddee ba dagg rek bu fiir bi duggee ci ndox rek bu fekk da lay rek. ay la da nga war di tabax école parce que école daanaka li gën a am solo ci doomu aadama moo la mooy yéene école bi jël xale yu ndaw yi maanaam école primaire école bi jël jàng bu digg doomu mooy ñuy def moyen secondaire moyen amu fi te quartier bi soxla na ko ñun nag nekk fu ñu fi di wax rek ñun dépassé nañu le temps de la porte nous sommes dans le temps de l'action. booloo ànd ci collectif ba leen lëkkale ñoom ñooñee dëkkee ci Diamniadio Sud extension profité ci cadre bi daal di sax joxoñ baaraam agression yu tekku la ñuy dundee foofee ca seen ak dëkkuwaay. ñu àddu jëmale ca cité imbécile noonee la ñu tudd ñoom nag foofee jamono ji askan wa dañoo gis ne ci peggu pa cité ba égout ya fa nekk wala yenn ci ay égout dañoo ubbi kubéer ga ba noppi it mënees nañu wax ne samba boy yi ñoo def lu ni mel ba noppi it ngir mën a piéger dawalkati moto yi ku fa daanu rek ñu daal di lay song jël la nga moom waa cité ba ñu ngi koy ñaawlu waaye it askan wa ci boppam ñu ngi koy ñaawlu ñu ànd Cheikh Fatou Lambe Diop Pauline Thiam. waaye guddi gi bu amul signalisation rek ab danger lay doon ndax lundi bi égout bi te amu woon kubéer accident yu mel nii di fi faral di am. autoroute bi nii. acca ñuy jégalu bu baax ci qualité boobu lépp élément El Hadj le député du peuple maa ngi laa nuyu. gannaaw boobu la nuyu waatee ñu gis ne comme ni nga ko gisee sa cité imbécile sa pegg ba du si biir cité bi sax waaye sa pegg ba égout yi nga xam ne moom moo fa ne nee nañ defkatu ñaawtee fi ñoom ñoo koy dindi kubéer yi ngir nag mën a piéger dawalkati moto yi ba mën leen teg loxo égout yi ñuy dindi loolu faw ñu waxtaanee ko. foog ñu waxtaanee ko parce que ñi koy def ñoo ko tey ñoom ñoo koy ubbi te du fa lu bees yàgg dafay am te itam yàgg dañu koy dénoncer. mais li ma mënul muñ ba léegi mooy ab cité ab quartier bu ay nit dëkk. ay jullit dëkk fa ak ay catholique ay nit yu baax dëkk fa ay responsable ñu naan fii ñu fi dëkk. mooy dëkkuwaay imbécile yi cité des imbéciles loolu lay signifié. donc man li ma leen di interpeller d'abord nañu ko soppi ñu fa dëkk mun nañu soppi tur ba cité des imbéciles mooy lan. loolu benn la loolu taxawaayu dafa irresponsable wala gouvernement bi soppi ko bokk. waaw et bu fekkee dañu fay def jëf-jëfu imbécile aussi mu gën a grave. parce que fekk ay égout nga ubbi ko ay nit ñëw di fa daanu di fa accident bëkk bii ki fa accidenté borom kër la ñëw ak motom def accident de sapeur-pompier balaa muy ñëw def sa intervention ay waxtu. yeex ga est-ce que danoon hésiter pour xaar gendarmerie wala police jiitu ko fa balaa ñëw ñoom. pour wàllu sécurité question la. parce que soriwuñu cité ba à ce point. donc bu jëlee temps bu mel noonu xëy na am na calcul bu ñu doon def. loolu lépp dafay symboliser ñàkk karange ci quartier boobu parce que jëf jooju am mooy wane ni lu ñu tay la quoi. léegi kooku dee ñàkk na ci bakkanam ñu continuer di ko bàyyi di ko tuddee cité des imbéciles. cité imbécile wala des imbéciles. nu tudd cité imbécile. cité imbécile. cité imbécile pas des imbéciles. damay laaj rek. parce que ñëpp a dëkk peut-être du dafa am solo. du ma dëkk cité boobu dañ ko war a soppi. waaw tur bi moom mën nañ ko soppi. amaana sax am na ñu dëkk ci biir baax lool. di ay kilifa ñu jégalu sax parce que même jëfuñu ko part bi sax dafa xaw a dis ci kilifa yi nga wax ko à l'antenne ñoo ngi dégg sax day metti ci seen nopp quoi. en fait dafa nekk loo xam ne dafay indi ñu xalaat ci lenn parce que c'est bien bon nga réclamer say droits
état bi lii état bi lële mais citoyen tamit dafa am lu ñuy wax devoir te devoir mooy tey nga xam ne lii nekk na loo xam ne luy indi loraange la yéen ngeen taxaw si pour loolu bañ fa am parce que ña dëkk ca cité boobu xam nañ ne égout boobu la ko fa nañ ko fa defee c'est fait à dessein. parce que pour tendre nit ñi ay pièges la ñuy mën di agresser nit ñi di jël seeni alal di daw. alors loolu ñàkkum civisme loolu bu demee ba am la war mooy askan wu fa dëkk ñoo war a njëkk a taxaw pour loolu bañ fa dañ. beneen bi ay xam nga di ubbi ay égout quand même am na ay actes incivisme la. égout lañ cay xaar parce que bu fekkee dañ ko defar pour ndox mi di fa mën a jaar wala ñu fay jaarale ndox yu bon yeeg yooyu dañ ko war a def lu dul sàmm ko donc loolu dafa am solo askan wi quand même di delloo si seen xel ci li nga xam ne ñu ngi koy poser ni ay actes yoo xam ne du def lu dul indi ay loraange. maintenant kaddu ci askan dafa am solo am na ay cité yoo xam ne cité tur bi ni ñu koy waxee rafetul te jekkul donc langage dafa am solo ci yarinu doomu aadama surtout ci booy tabax ab réew donc dafa nekk loo xam ne lu ñu mat a bàyyi xel la surtout ci waxan gi ci doxalin gi ak surtout ci li nga xam ne moom la ñu yelloo. même suñu koñ amoon na benn koñ boo xam ne koñ dof lañ ko doon wax. mais léegi ak population ñoo fa dëkk dañoo xeex ba léegi koñ teraanga lañ leen di oowee. waaw koñ teraanga la tuddatuñu koñ dof wax nañ dëgg de ñu wutali université Cheikh Anta Diop daara ju kawe gi sànq ñu ngi ko doon waxtaanee étudiants yi delloo te nañu mbuum sa mbooy ga ndax sa restaurant yi la ñu dugg caxatee lépp lu fa nekk yeneen si ay jumtukaay sax dañu ko mujjee yàq mu mel ni kon bëri na ci ay néeg yu nga xam ne nii te noonu la ñu ko vandaliser administration bi ñu daal leen di déloger la ko waral moo di élection yu amicale bu faculté des droits ba résultat yi faf sax nee nañu kenn validé wu ko kon nag dañuy tëggaat yeneen élection ñu dikkaat ci boobu lépp événement de Cheikh Alassane Baldé. étudiant yu université Cheikh Anta Diop bu Dakar daal di wonati seen mënin lu jëm nag ci wàllu violence ñenn ci ñoom nag mer lool ñoo daal di rek jaxase boobule bërëbu saxukaay xam-xam ñoom ñooñee nag daal di dal ci restaurant yi bu ci jiitu nag mu di restaurant argentin bi ñu caxatee naka noonu nag lañ daal di wutali yeneen restaurant yu ci mel ni Claudel Self ak bi di restaurant central bi ci seen mer ñoom it daal di dal ci ay néegu étudiant administration bay desute gannaaw ndax ñoom it jot nañ leen ak génne ci seen i bureau naka noonu circulation bi daal di tàggatémbe ci diiwaan ba seen mer nag di bawoo gannaaw ay résultats yu ñu daal di publier jëm nag ci élection amicale faculté de droit bi nga xamee ni ñu daan dañ ko daal di dàq lu ni mel sax duñu ne guléet ndax lu yàggul dara ay jàmmarloo it amoon na ci diggante ay étudiants yu nekkoon ci faculté des sciences gannaaw ay élection jëm ci wàllu yooyu la amicale ñetti doomu aadama sax amee ci woon ay gaañu-gaañu lu yàggul dara benn ci étudiant sax daal day ñàkk bakkanam gannaaw ay jàmmarloo yu métti bawoo ci xeexoo ci diggante ay association yu étudiant commission bi nga xamee ni moo doon saytu yooyu la élection nag moom jël na ndogal dàqal yi les résultats ndax dafa jàpp ne daal am na njuñ njaaj te sax xamle nañ ne daañu organiser yeneen jongante ci lu yàggul dara. le député du peuple ndax ay élection war na mën a tax ñu caxatee li nga xam ne ñoom ñoo ko moom te ëllëg ñooy jëlaat seen ticket dugg ci restaurant bi. jafe wala leader. ki nekk ministre de Sow. Ablaye Seydou Sow. Ablaye Seydou Sow. moo nekkoon kii bi moo ko jiite woon. bi mu nekkee directeur COUD. bi mu fay génne moo xam étudiants yi moo xam travailleurs yi. man dégguma fa benn manifestation. lu mën di am moom day déplacé wu ñu def dialogue. ñu defaraat mbir ma. mbir mi ci le plus rapidement possible. lan moo différencier diggante gestion yi. maître Moussa Diop. bi mu nekkee ci bopp société Dakar Dem Dikk. déggatoo Goudiaby déggatoo Djibi Gueye Ndiaye lépp di dox. nombre de bus yi am na fu ñu yemoon yokk na ko ba ñu créé Sénégal Dem Dikk. ñu ni déet mu créé yeneen petit minibus yu mel ni Tata yi. nga xam ni dañuy def navette bu gaaw ci diggante dëkk yi ñu ni déet mu xalaatoon nas Afrique Dem Dikk mais quel que soit lekk na wala lekkul jubal na wala jubalul mais en tout cas jubal la ñu gis parce que yokk na doole entreprise ba yokk na employé fa nekk yokk na jumtukaay yi ñuy liggéeyee te kenn déggu dafa coow innovation la. Ablaye Seydou Sow ba mu dukkee kudd ba bi muy génn. kenn déggu fa benn coow. tabaxaat na ko te kenn déggu fa coow léegi nag ñun yooyu la ñu soxla xam nga coow bi étudiants yi li ñu def war nañu ko def defuñu ko woon. ñetti at yi passé defuñu ko woon ñeenti at yi jiitu defuñu ko woon mais ki ko doon doxal ba defuñu ko woon dafa am changement donc ci doxalin bii yooyu nag mooy li am solo tey réforme yi nga xam ni moom la Mary Teuw Niane indi woon. et ñu bañ ko appliquer ci wàllu njàng mi dégg naa sànq foofu na di ko wax dem ba am baccalauréat dem ba université te doo xam ban spécialité ngay def. bu ñu toppoon li Mary Teuw Niane def wala ñu bàyyi woon ko fa mu nekkoon xëy na du demee nii. gis nga mbaam bul ko jox sa waay. da nga koy jox waayam boo bëggee mu suur. mais sopp naa la rek dénk la loo xam ne mënoo ko wala sama waay nga dénk la loo xam ne diis na ci yow problème doo nga lay indi gis nga perturbation yi am université kanam la jëm de dakagul de
dakkagul si parce que nit ki ku ëmb sànqalam mu ëmb sa kersa aw dundin étudiants yi ay nit lañu ah. dañu am papa am yaay ñu yar leen éduquer leen ñu nekk ci benn milieu boo xam ne dañuy sàkku xam-xam donc ñëwuñu fa pour perturber du ñu ay wuyu du ñu ay bandi ay nit yu baax lañ fexeel ba ëmbal leen seen sànqal. ñu ëmbal la kersa. gestion dafa am nu ñu koy defee. mais wàllu politique rek man awma tuuma bu may teg ci kaw kenn mais njiit yi leader yi ñi ñu dénk ñuy doxal la ñuy xool seeni ay comportement tey ki nekk directeur bu COUD ma nekkoon directeur DMTA. mais rien à dire da ko doon doxalin bu rafet bu am solo. waaw ci yoon mais xëy na wuute na ak Abdoulaye Seydou Sow ci wàllu. ni ñuy approché dossiers yi approche moom moo wute ku ne am nga capacité ku ne am nga compétence mais approche mën na wute ci milieu ba nga xam fa la ñu lay teg kon na xoolaat approche njiit dañu xool yooyu nag ñu wutali sa kër gi di poste foofee it ay jafe-jafe la ñu fa nemmeeku liggéeykat ya maire ba futu rawatina ñi tënku ci kuréelu syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications démb la ñu woote ak janox taskatu xibaar yi la leen moo metti bokk na ci doxalinu njiit la nee nañu heure bu neex mu recruter te ay recrutement yu nga xam ne tegu ko fenn kër ga jamono ji sax dafa faf nërmeelu liggéeykat ya nekk si ay jafe-jafe démb la ñu ko xamle si ak janox taskatu xibaar yi ñu ànd Seex Ndey Xadi Juuf yu tar ya ñuy dund tàbbal na kër gi di poste Sib Gouta muy taxaw seetlu bu tukkee ci syndicat national bi ëmb liggéeykat ya fa. ñu projet de développement yépp dañu ko fàtte ginnaaw parce que amuñu financement weer bu dee bu jotee pour fay salaire yi gymnastique yu doy waar lay doon mu nekk angoisse yi liggéeykat yi. bu weesoo jafe-jafe yi le ñoom ñi ngi ñaawlu doxalin bu luub bu seen directeur général nekkee. def nouvel organigramme boo xam ne booy xayma am na 42 postes de directeurs boole ci toftal ci 7 assistants du directeur général am na ci ñoo xam ne sax duñu liggéey si ñu classé leen au rang de chef de département ba pare toftal ci di leen di jox ay avantages en nature. ngir joyanti kër gi di poste syndicat